dafa am borom te boo amee gan te yekk du jëlle gan kon bala ngay sédd kenn nga sédd gan ñi ba noppi mu mel ni sunu way juróom bopp bi Ahmed Khalifa wa tabarakallahu lii ndey maram bi wax léegi rek ni miinu ma ko woon waaye sopp naa ko bés ni tey waaye bay boobu mu jàpp ni tant bi yëpp sopp nañ ko bis ni tey waaw 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 ñu kon nañ ko sopp sax ndax soxna Kiné bii di sama cheikhu bopp tabarakallahu ànd ak soxna Sophie bii di sama jigéenu bopp wa tabarakallahu mu ngi may déy ca bàmmeel ya ni ma Ahmed Khalifa daal fa tabarakallahu bégal na ñëpp ci intervention bi mu mujj a def ci télévision bi kon nag na nga ko sant ci sunu tur ñun ñëpp waaye am na loo xam ni ku ko def yaa sant sa bopp waaw wa tabarakallahu mu mel ni mu ñëw fi nag ànd fa avec une forte délégation ay doom yu boppam ñu ngi ci biir waaw doom yu góor ak doom yu jigéen wa tabarakallahu ay njaboot yu boppam yëpp ak ay taalibeem yëpp mu ngi ànd ak ñoom ñu ñëw teew fii waaw mu mel ni loolu tuutiwul wa tabarakallahu Seyd Ahmed moom luñ ciy wax amul ndax li fi ne yépp moo ko moom ndax yàlla ak deret doonte wax na ni deret bàyyiwu ko fi mu mel ni itam sunu mbokku bopp yii Sëriñ Mouhamad Mbacké Abdoul Wadoud jóge ca Touba ànd ak sunu mbokku bopp bi Seyid Mouhamad al Mukhtar al Kunti jóge Njaasaan wa tabarakallahu li Seyid Ahmed Khalifa wax rek mooy dëgg kër yépp sunu kër la waaw waaye itam tabarakallahu moom Sëriñ Mbacké Mouhamad Abdoul Wadoud bii ñu koy sant ci liggéeyam bu rafet sunu diggante ak waa Touba fu ma yónnee Touba mu ànd ak délégation bi fu ñu war a jëm moo leen koy wax fu ñu war a dugg moo leen koy wax ku ñu war a jëfanteel moo leen koy wax dox ko dox bu rafet bu fii xewlee it ñoom ñu yabal ko mu ñëw ànd ak Seydi Mokhtar bii lu rafet ñu def ko mu mel ni kon nag ñu seedeel leen ko gën ko feddali rek tey ñaan yàlla mu saxal ko comme li Pape Mbaye wax léegi waaw mu mel ni itam sang yépp a nga fi teew waaw ñi sant Si ñi sant Mbacké ñi sant Ñas ñi sant Kunta ñi sant Laay ñi sant Sekk kenn desul ñépp a ngi fi teew seeni njaboot a ngi fi fa tabarakallahu mu mel ni itam ni ko Ahmed Khalifa waxe léegi am na lu mu ñaan mu mel ni itam Macky Sall yebal na fi une forte délégation boo xam ni ki ko jiite mooy sunu mbokku bopp bi Alioune Sarr di ministre du commerce ànd ak ñi mu àndal ñépp wa tabarakallahu ñëw teew fii ci turam ak ci turu gouvernement bi mu mel ni tabarakallahu lu am rafet
waaw lu woon ñaaw am na nag lu ma Ahmed Khalifa ñaan te baadoo la sax am na loo xam ni ku ko ñaan du ca mën génn en plus forte raison nag ku xam luy sens de responsabilité waaw ñun suñu cër fa mu tàmbalee du fii waaw Seyid Cheikh Ahmed Tijani bi Ahmed Khalifa tudd léegi duma tudd ni mu nga ca bàmmeel ba ndax njaboot gis na ko bërki démb mu mobiliser waa barzax yépp ñu ni ko foo jëm mu ni kër jëmb laa jëm waaw ma defa ni kon nag mën nañu jàpp ni mu ngi fi waaw te itam baat bi ma wax ni moo immortalisé dëkk bii yéen a ngi toog mu toog ak xaalam boobu rekk waaw qad istaqbaluni id wasaltu bi Saydemba fa qultu lahum bishran bi bishrin ayway samba wa kullu fatan adda ila albirri xaqahu yawaddu liqaa al-asdiqaa bi Garjamba nag salaamun alayha bal alayhim wa rahmatun yuraa lahuma nuurun ci kër Amrin Kumba ma defe ni loolu moo immortalisé dëkk bi waaw wa tabaarakallahu moo tax bi mu jotee kenn desul Sénégal yépp ñépp a ñëw waaw nitu diine nitu politique waa administration waa armée wa tabaarakallahu dawaayir yépp daayira yépp yable nañu fi waaw tariqa yépp ñu ngi fi teew wa tabaarakallahu et mouvement associatif yépp ñu ngi fi teew waaw yépp forum civil yeeg kenn desul mu mel ni kon nag sant yàlla la mënoon nañu yem foofu sax ndax wax bi du jar guddal waaw dafa tollaw rek bu fi nit ñi dajee ngir daara fokk nga tudd lu bokk ci daara rek waaye waxtaan wi dafa tëj boppam waaw ndax xolu nit ñi moo fees te bu xol feesee loo ca dolli rek mu ëpp waaw moo tax waxtaan yi jarul guddal réew mi moom lañu bokk te général de Gaulle dafa waxoon Seyid Cheikh Ahmed Tijani keroog ba Sëriñ Cheikh mere fekk boobu mu ngi séq ak Senghor mu dem ci de Gaulle ni ko dama bëgg nga jox ma arme ma dem taal réew ma de Gaulle di ko xool ba jàgg mu ni teqat ree Sëriñ Cheikh ni ko kafuma de de Gaulle ni ko mayit kafuma di waaw man ko kon lu tax ngay ree mu ni ko gis nga ñii dem di taal seen réew yow bokkoo ca mu ni ko ndax yow sa mam mooy conscience su réew ma kon boo taalee réew ma di nga lekkati du neex di nga naanati du neex mu ne ko gis nga yéen ñi ci des ñëpp mën nañu daw génn réew ma mais yéen du ngeen daw lu mën a xewit ca réew ma ngeen di toog kon nag réew ma am jàmm seen farata la wax ak sëñ Cheikh la mu wax ak moom digal ko la mu ko digal
mu ni ko wax ma rek li la naqari dinaa wax ak Senghor ndax Senghor itam ak ku ko mën a téye budul yéen du dem waaw ndax seen maam kat ñun tubaab yi seen maama ñu jàppale ba muy metti waaw kon nag ndegam ña ca walla ndoowaa daanu ca teen ba masak ña ca pind ba kon nag Senghor danaa ko woo wax ko sama ñetti dëkk ku mu mën a faale rek yéen a ko ëpp doole waaw ma defe ni wax boobu mooy li Ahmed Khalifa wax léegi seede ko waaw yéen ni nit ñi bu dul woon dara sax ñu def ko ngir loolu yéen ni nit ñi ndax ministre d'État Mahmoud benn bi ngeen di dégg waaw dafa ànd ak colonel Malick Cissé bii sama mbokk ñu seet si ma ci 3 semaines lay toll mu ni ma sëriñ bi ma ni ko mu ni ma am na loo xam ne réew mi àtt na ko mu ni ma problème yu interne ak yu externe yi ñu am buñ ci boole yow nga wan gannaaw Macky Sall réew mi àtt na ko mu ni ma man nag dëgg rek laa fi ñëwee Macky Sall la ma ko war a wax bu ma ko gisee danaa ko wax mu ni ma mais problème yi posé wu yépp moom mi wax na ko léegi ma dégg li Serigne Mansour Serigne Mbaye Sy Mansour wax na ko ci Tivaouane ni bari na kilifa goo gis la ko yàqal mu ngi ci entourage am waaw góor gi mas na ko wax le problème d'un responsable sénégalais est un problème d'entourage car il y a les informateurs mais aussi il y a les menteurs waaw moom la Ahmed Khalifa wax léegi ndax itam kilifa boo koy dimbalee danga koy dimbale ci lu koy dalal mas naa ko wax ci waxtaan yi passé woon mooy ñiy def bu dara xewee ñu naan président xanaa diw xamoon ni yaay président ana Senghor ana Senghor ana Abdou Diouf ana Ablaye Wade moo tax il faut faire attention xam nga lu tax yonent yàlla Suleymaan li ko yàlla mayoon ci nguur amul kenn ku ko yàllay mayati mais li mu doon nekk buur ak li mu doon nekk yonent tarxiis na ci wax te yëgu ko ci wax rekk moo tax ma tudd baat yi ma tudd ci amradul aqwaal ak amradul afaal ak amradul ahwaal parce que ñun cancer lañu ragal ñun diabète lañu ragal ñun tension lañu ragal or que feebar yi nit lay rey mais feebaru wax feebaru jëf ak feebaru melokaan réew lay rey sunu réew mi dara bloqué wu ko lu dul feebaru wax feebaru jëf ak feebaru melokaan yont yàlla Suleymaan dafa yónnee Balqis reine de Saba yónnee ko benn courrier
wax ko innahu min suleyman wa innahu bismillahi rrahmani rrahim alla taalu alayya waatuni muslimin wax ni lettre bi mu ngi jóge ci yonent Yàlla Suleymaan soog a jàng basmala bi bismillahi rrahmani rrahim mais baatu alla taalu alayya bu leen fuuy lu ci sama kaw fàtte rahman jeeg rahim ji mu tudd mu tarxiis bi ci des mooy waxtu nii muslimiin ngeen ñëw jéggulu ci man boobu nag reine de Saba moo ko ci gàgganti wa aslamtu maa Suleymaan lillahi rabbil alamin mu jeex Balqiis wan ko ni ko bu ma di jébbalu du ci yow lay jébbalu yàlla mi ma bind la jox ñu ñun ñaaru ngóor te ñoo xam ni mënaluñu sunu bopp dara moom lay ànd ak yow ñu dem jébbal sunu bopp ci moom ndax ku rëy sa néew ñàkk sa barke waaw jeex na bi ci des tudd nañu ulum yi ak maarif yi parce que duma mën a dugg ci thème bi dama koy bàyyi ba beneen yoon maarif yi ñaar mooy seen problème bu jëkk bi mooy sëyu ruux ak yaram ruux di jëkkër yaram di jabar yàlla mayee leen ca azal bu ñu àndee ñoom ñaar di ànd ba xëy ñu ni nit ki faatu na est-ce que séparation boobu luñ koy tuddee talaaq la mais talaaq bi est-ce que talaaq raj'i la am talaaqum baayin ndax séparation bi fase la mais fase bi est-ce que fase yar la mu laaj fay li ak it nu fay li ga di demee wala dañ koy jàppe boog mu nekk talaaq bàyyin te mooy fase mu dog la kon seen dajeeti ca barsax nu muy demee lu jara xalaat la lu jara xalaat la moo tax yàlla bis bu ne mu jox ñu exemple ci àddunaam xam nga yow mi tëdd di nelaw diggante am lu lay dàq walla am lu lay tiital ci biir génte gi yaa ngi yuuxu di wut foo làqu et pourtant cër yi nekk ci yow bougéwul ci lal bi te yaa ngi yuuxu ba ñi nga tëddal sax na wax diw loo doon yuuxu ci gént gi te pourtant sa cër yi benn bougéwul yàlla ëllëg noonu lay def bu talaaq baayin amee te fekk jëkkër ji moo tooñ ni ngay yëngatoo ci biir gént gi di tiit te cër yi dara du yëngu yow it ëllëg noonu la ñuy régler sa problème te jawaarix yi duñ ko yëg moo tax jeex na moo tax bu ñu dajee foofu te muy talaq bàyyin nag dañuy séenante rek waaw yàlla dootul nangu ñu jonjoo parce que seen diggante dog na mais bu dee talaq raja yi nag dañuy ñaan roox bi pour mu dem fay li
jabaram. boobu mu jar ñu xalaat ci. bu ñaareel bi mooy nguur bu jógee ci ay loxo jëm ci yeneen loxo fase la. nguur ga dañ ko fase est-ce que day jàpp idda te buy jàpp idda ndax iddatu talaaq lay doon wala iddatul wafaat. waaw dafay laaj ñu xam ko. moo tax jékki-jékki rek nekk candidat dem élection gagné élection yi bala ngaa bëgg xamal nguur gi ngay doon loxo yi mu jóge ndax ci iddatu talaaq la nekk wala iddatul wafaat. waaw 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 ndax bu dee iddatul wafaat da ngay doon miraas lay doon ki la jiitu woon lu mu amoon ci problème di nga ko doon. waaye bu dee iddatu talaaq nag waaw kay doon lu la ca fekk yaay jël sa jabar bu bees yaay tëral li nga bëgg ñi ca war marché ca. moo tax mag ñi di bëgg ku jël nguur bala ngay def dara nga wuti kilifa ba noppi waaye du ku sol laafa rek mat na la kilifa. bu ko defee kon nag lii la ñu di ma wax dara sax dafa ni damay tànqamlu fekk ma gën jaaxle. Macky Sall dafa jël pouvoir bi ñu defee investiture ba mu am ñetti weer mu ñëw seet si ma ci gént mu ngi sol costume bu ñuul. ma nuyoog moom ni ko monsieur le président mu ni ma nekkatuma président de. ma ni ko lu xew mu ni ma nekkatuma président de ci 3 mois d'investiture. ma jaaxle et pourtant nitam yi ma fi jot a gis yëpp kenn ku ne wax naa la ko waaye bu ma la ko waxee da ngay mel ni da ngay sofantal te booba ma xam fi affaire bi jëm. ba tax na kon ñun waxuñu pour di wanewu wala may wax pour tiitaru. gis naa sax ñuy commenté li ma wax ci gis naa rawxaanu Macky Sall mu ngeeg man ak rawxaan ya ko jiitu woon nag nga ca commenté yëpp c'est leur affaire je m'en fous. waaw dafa toll góor gi moo waxoon ca foire ba ni nit mooy yegg fu nga xam ni lu mu defati mu jur contentieux lu mu waxati mu jur contentieux. waaw ida kanat nufuusu kibaaran nag taibat fi muraadiha al ajsaam. waaw bu ko defee kon nag Sénégal ñun mënuñu ko génn waaye itam sunu maam yu baax yi kenn ëpp leen cër ci réew mi. laa uqsimu bi hada al balad wa anta xillum bi hada al balad. waaw te mustarshidin wal mustarshidaat di am dañu yoroon association bu tudd mouvement des jeunes de l'association éducative islamique. man mii ma nekkoon président bi Cheikh bu Serigne Mansour nekk vice président bi ñu jël Serigne Mansour bu Serigne Cheikh mu nekk sunu conseiller ñi des ñëpp Pape Khalifa bu Serigne Abdou Junior waaw Pape Khalifa bu soxna Umul Xeyr ak Pape Khalifa bu soxna Aminta ak Serigne Habib
ñii ñëpp ñu jël kenn ku ne ñu jël commission jox la waaw wa tabaarakallahu ñu boole ci nag gannaaw xam-xam yeeg yëpp ñu boole ci di def théâtre ñu créé li ñoo tuddee festival national du théâtre populaire nga xam ni dafay am éliminatoire sur le plan départemental bu ñu paree nga dem sur le plan régional bu ñu paree nga soog a dem sur le plan national ñun sur le plan départemental ñu gagné ko dem régional gagné ko soog a dem national waaw ba ñu demee national nag ñoom soxna yi ñoom hors concours la ñu woon te mooy ensemble instrumental bu Thiès ak cercle de la jeunesse bu Louga ak Bamba Mousxam waaw sama mbokk murit yëpp sama dugganteeg mu ñoom foofa la commencé waaw rawatina fi ñuy wane Serigne Touba dayeem ak Cheikh El Hadj Omar El Fouti ci seen teen ba ak la ñu waxante ak dénkaane ga ñu dénkaane Maam Jaara pour wax leen ni am na loo xam ni fa mu nekk sama cër du tey waaw waaw ba tax na kon moom mii ca ensemble ba la bokkoon ndeysaan te fu ma fekk nag ci waxtaan dina yëngal waaw bu ko defee mayit rek ma xam ñaan gi waaw la ma sama baay ba daan wax Saliou Mbaye waaw dama naa sa doom ji ma ne ko waaw mun ma defaral sa baay fii Fatiha ak Fayobu waaw sam da nga daan réew ba bëgg a dee pour wax la am na yoo xam ne neex na daara moo neexee noonu wa tabaarakallah waaye góor gi wax ma benn baat da gis nga am na loo xam ne xam ko farata la mu ne ma Moustapha ma ne ko labbayka mu ne ma Moustapha ma ne ko labbayka mu ne ma Moustapha ma ne ko labbayka mu ne ma gis nga Sénégal gii ma ne ko mu ne ma am na ñoo xam ne du ñu tëdd nelaw mukk ma ne ko lu tax mu ne ma benn couple moo leen teree nelaw ma ne ko couple xaw ma li mu bëgg a wax ban couple mu ne ma mën ak yow waaw mu ne ma nag am nañu fas yéenewul nelaw ndax couple bi ma ne ko buñ ci bàyyee xel rek moo am solo ah wax na la ko waaw mu la ko wax na ko Moussa Gueye mi it waaw waaw yéen ñi kenn ku ci ne ak la mu la dénk dafa tolloog c'est un grand stratège ñu bari ci mujj dund góor gi ñu ngi ca yéen xam ngeen ni tàgge naa leen góor gi te booba demagul ñu daje mag yéen ca institut ba keroog gis ngeen sama rongoñ wadd li tax ma wax leen ko moo di satellite bi ci sama gannaaw te moo nekkoon ci yonent bi ku ñu branché ci affaire bi rek satellite baa ngi ci sa gannaaw mu ngi nii waxin la waaw waxin la xam nga li yéeme li tax ma xam ni góor gi day dem dama gis satellite bi di jooy rek di génne rangooñ Cheikh mii sama seede la di génne rangooñ di génne deret ñetti fan ñetteelu fan ba góor gi dem Cheikh a ngi nii pyjama bi ma daan sol sax tache sang ba ak tache
rangoñ ya ma nga ca woon moom laa ko jox ni ko bu ko kenn gis waaw 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 ba tax na kon doxalin bi mu doon doxale xam nga Omar Sango dafa ñëw ci góor gi ni ko dama bëgg nga ñaanal Moustapha ndax daal yi doy waar ci jamono dafa bare bi mu ko waxee góor gi rekk góor gi daal di reyam yu ndaw yooyu ni ko ndax dama gis ñi ko waroon a jege jàppale ko yépp mel ni dañ koy xaw a isolé góor gi ree ni ko Omar mun ko waaw mun ko gis nga yàlla bu bëggee jàppale nitam ñiy déranger ñëpp def leen di écarter waaw waaw ñiy déranger ñëpp def leen di écarter ba mu des borom pas-pas yi mu soog a ñëw boole ko ak borom pas-pas ya rek gunge leen loolu la nit ñi déggul bu ngeen gisee mu jékki-jékki rek ñëwatul course bi ba noppi bloqué ku ne mu wut fu mu la yabal c'était pour me mettre à l'aise loolu tax mu tërale noonu waaye ñu xam li ñu xam rek ni pat waaw Sëriñ Abdou waxtaan nañ ci mag moom te nangu na ko te gëm na ko ndax ñaareelu fanu dëju Sëriñ Cheikh lu ñu waxul mag moom amul dugg nañ ci détail yu gën a doy waar ci àdduna ba li mu bëggoon a xam ci mujj dund góor gi sax ci man la ko jële fekk muy jaaxle rekk góor géeg coono yi mu mujj am ak yaramam ma ni ko dara yóbbewu ko ko lu dul détail kurus kurus ba mu ko daan defee mu ngi nii ak man mu ngi nii moom laa doon ñaane laa ñoom laa ji njaase léegi waaw ko parce que boobu yëg na ni day dem doonte warul woon dem boobu waxtu wax naa leen ko ci gàmmu gi 99 ans la ko turandoom waxoon muy Acha Mahmoudan ci waaye imprévu de dernière minute parce que boobu am na loo xam ni xajatul ci kaw suuf ci man ak moom looloo tax mooy li Seydi El Hadji Malick defoon bi mu yëgee ni Seydi Ahmed mook Sëriñ Babacar xajatuñu ci benn jaww mu yebal Seydi Ahmed ca guerre ba ca Salonique xamoon na ni daf fay des loolu moo tax waaw ba tax na kon ñu bàyyi noonu Ahmed Khalifa moo ma ñaan ñu bàyyi noonu waaw ba tax na kon nag ngeen gisee may wax loolu mooy rekk moom Macky Sall ci boppam rek lay jox conseil xëy na ñu bari sax li ñuy mere mooy waaw ci élection yi bi ñu lay fal ñëpp woteel nañ la ba mu des moom xam nga am nañu ko koy wax xam nga man je suis constant je ne suis pas variable man lu ma nekk rek laa nekk waaw bi élection yii ñëw dama dem toog ak góor gi ni ko élection yii di ñëw 2012 lu ñu war a def ni ma mu sëf
mu ne ma ku mu mën a doon ci candidat yi ku mu mën a doon ci candidat yi ma ne ko mu ne ma ñoo ko ëpp responsabilité ñoo ko ëpp charge ñoo ko ëpp mbooloo kon nag bu ñuy jël sunu bopp di ko joxe dañ koy joxe ci ay conditions yu wóor waaye duñu xëy rek noonu bazarde sunuy mbir ci kese kese waaw loolu la ma wax mais comme boobu Macky Sall seeti na ñi mu bëgg a seeti yépp sauf man ma dem ci góor gi rendre ko compte mu wax ma lam ma wax ni ma Ablaye sax day dem Ablaye sax day dem mais na nga ko gunge ndax may Abdou Diouf bi mu waree dem dama ko gunge ah ma ne xam nga mën nga defoon porte-parole ca conférence ba wallaay wax na dëgg ma ngo bi tax na kon dafa am lu nga xam ni ba lañ koy interpréter dañuy xam source bi lan la defit ay analyse teg ko ci ay raison tey jël recul tuuti waaw looloo tax sax Mahmoud Saleh bi nga tudd léegi wax na ma ko fan yi passé ni ma Macky dem na ba léegi presque di toogati ak entourage sax léegi daf ko bàyyi ndax lu mu wax ñu génne interpréteel ko wala ñu génneel ko lu ñu warul génne waaw mu mel ni loolu nag kilifa yépp ñoo am boobu problème waaw waaye kenn ku nekk nag dafay am fooy toll yaay nangu sa bopp yaay nangu sa bopp ndax benn ministre ancien ministre des finances def ma masa seet si ñu ma Sëriñ Moustapha mu ne ko waaw mu ne ma ñëpp xam nañ ni défendre nga Serigne Cheikh contre vents et marées li nga xam ak li nga mën yëpp def nga ko pour défendre ko képp ku jëm si ci kawam defante nga ak moom ba tey ñëpp respecté nañu Serigne Cheikh bu kenn jëmatul ci kawam nag yow la ñu ragal mu ne ma kon wàcc nga mu ne ma xam nga nag ban moo ci des ma ne ko mu ne ma il faut le défendre contre lui-même gis nga kilifa dafa am fu muy toll il faut le défendre contre lui-même moo tax yéen ñi nekk ay ministre boobu mooy seen responsabilité te mooy défendre Macky contre lui-même d'accord Abdou Diouf a ngi wër sax di joxe ay recommandation mais bu doon recommandation mooy téye kenn kon moom mu toog fii waaw ba tax na kon nag 2019 soreetu te wolof nee na bala nga ni naam ne fa kon deuxième mandat yi yëpp dafa am lu ko gën di farata mooy ñaan dund ñaan fekke ndax ku dundul fekke woo doo tal deuxième mandat waaw wallaahi ba tax na kon nag ñun amuñu dara lu ñuy yéene parce que lu ñu gêné moo fi nekkul moom xam na ko et pourtant Serigne Abdou daf ma tawat bu ma ko bëggoon gêné moom Macky Sall kon ci gàmmu gi li ma Serigne Abdou tawat lay wax ni ma dafa toll ak Moustapha nit buñ la féetalee ak moom foog nga sagal ca sa bopp soog maa wax nag yi ko metti yëpp waaw ba tax na kon c'est tellement simple
jëkk bi mooy na génne Khalifa Sall parce que bu ko génnewul may nekk candidat wallaay wallaay dëgg la waxin la waaw incha allahu góor gee ko waxoon waxin la nag waxin la mooy seet ban moo ci gën sedd du fii rek laa ko waxee ñi ñu fi yabal yépp ku ne wax naa la ko ba ci Ali Sow bi mujj ñëw nii te nekkoon ak Serigne Cheikh Tidiane yi yoral ko affaire Sococim ñu ngi ciy waxtaan barki démb bu ko defee kon nag man je pense bien que wax na ko Mahmoud Saleh dañu mës a toog maag Abdou Diouf boobu coow li bare na ma ne ko président mu ne ma ne ko man je suis un ami ou bien ennemi mu xàqataay moom Abdou Diouf ni man la yow sa papa mooy sama xarit yow yaay sama man ko waxuma fi ay waxi sentiment de responsabilité ci lay wax est-ce que man xarit laa pour yéen wala adversaire laa ndax bu ngeen ci d'accord rek mën naa ko jouer pleinement mu ne ma mooy lu tax nga posé ma question bi ma soog a génne jukki kayit yi ma yoroon yépp ñu bind ko ci man bind ko ci daayira bi teg ko ci kaw table bi boo ci yëkkati rek la ñuy wax ci daayira bi wax ko ci man kenn xamul loolu lu mu doon ma ne ko nan la mën a nekkee nag ngeen jàpp ni ñun ay ami lañu ci yéen ba noppi ñu bind lii te ñi ko bind seen waa kër la mu triste ndeysaan ni ma xam nga ni lii di yëguma ko woon waaye kenn defu ko kudul Collin Jean Collin moo ko def man ko c'est Jean Collin qui est président ou bien c'est toi foofu nag mu jaaxle man ko jëlal sa responsabilité parce que góor gi moo wax ni coup d'état militaire garaw na mais moo tane coup d'état administratif mu ni ndax coup d'état administratif mooy encercler chef ba li mu war a xam du ko xam te liñ koy indil n'a rien à voir ak réalité bi ma ne ko moo tax nag nga war a jël sa responsabilité ba luñ lay indil nga xam lan la kayit a ngi nii ci sama saak bu ngeen gisee ni ma waxee ci gàmmu gi Ali Nguy Njaay bii taxul ma wax ko ndax moom bi mu jëleeg léegi yàggul mais ki mu wuutu dafay yónnee ay lettre ci commissariat yi ci Sénégal yépp ni defal leen ma investigation ba xam Moustarchidine yi yan xeetu arme lañu yor looloo tax li ma ci gën reeloo mooy ci kayit bi ñu ni Khalifa Mbaye lañu chargé pour mu dajale arme yi ma ne Khalifa Mbaye mi nga xam ne jàmm rek la bëgg ndeysaan waxe ca yenn façon waxin ba dafa rafetu naan Moustapha Sy dafa ruus rek waaw dafa ruus rek ndax li mu waxoon ni bu ñu tëjee Khalifa Sall mu dem nekk prisonnier te nekk ko nit ñi di ko dal bind ko ci seen biir yooyu ma ni ñoom di war nañoo ñaan yàlla bu ma dugg prison mukk waaw
waaw mu ni wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan bu tax na waxin yi dafa rafetul tuumaal ñu ci lu amul waaw te kayit yi dafa bari manqué yu bari ba tax na looluy tax nag la ma waxoon góor gi ni ko benn président di otage wala muy complice bu loolu leeree rek danañ xam ñun ban position la ñuy jël loolu it moo fi nekkaat Macky dafa war a jël responsabilité bi ci des itam mooy gis nga man damay dem ba yàgg ma nit ñoom seen nit ñi est-ce que jàng nañu tubaab parce que ñun ñi dëkk ci daara ji sax wa dëkk yàlla am na lu ñuy comprendre ñuy dem ni waaw Moustapha moo wax ni ministre bi c'est un ministre inférieur mais ki ma dajeel conseiller la ca primature bu Centrafrique moo doon wax ak man ni ma man servir naa ci banque centrale bu Dakar ni ma gisuma lu dul nga war a jël sa responsabilité jël ko ma ne ko lu tax mun ma tu sais nos pays là mun ma surtout les ministres de l'inférieur ma ne ko ministre de l'inférieur ma ne ko j'ai jamais entendu ça ministre de l'intérieur la ñuy wax mu ne ma je sais mais mun ma si baatu si boobu mooy conditionnalité bi si un ministre est capable de faire toutes les bassesses et toutes les petitesses à l'endroit des hommes honnêtes, alors là, il n'est plus un ministre de l'intérieur, mais c'est un ministre de l'intérieur. Donc conditionnalité bi mooy loolu kenn ku nekk jël ko ku ne wax ca lu ne beneen bi ci des man waxuma ko Serigne Cheikh Tijani bii ñuy tudd moo ko wax fekk boobu am mën naa tudd tur bi sax mais jaru ko am kuy neexal wax ni le gardien de la constitution boobu nag dafa fekk góor gi mer ne xawma gardien de la constitution wala gardien de la confusion Serigne Cheikh a ko wax man waxuma ko man la ma wax nag mooy réew bu ko ministre de l'inférieur ak gardien de la confusion naree seq mu ñu xam fu réew ma jëm est-ce que loolu dëgg la wala du dëgg voilà lii la passé wu ko bu ko defee kenn ku ne tel ku ne jël fii ba ñu wax ma ni ma xaw ma lan ku ñu wax xaw ma Gaston xaw ma non tontuwuma ko dama bëgg ngeen déglu rek man turam ci gémmiñu Serigne Cheikh laa ko déggee moom Gaston dama am rendez-vous ak góor gi ba ñëw di ko seet si fekk ko kanam gi xaw a triste ma ne ko góor gi lan la woon dama gis da nga mel ni da nga triste mu ne ma xanaa Pape Malick bu ma sañoon mu xam boppam ma ne ko ci lan ba lu xew ba jàmm mu ne ma dama gis benn photo bu mu ànd ak tëggukatu làmb ñu jël photo bi def ko ci journal te bu ma sañoon moo xam boppam ba xam ñu mu war a àndal ma ne ko tëggkatu làmb ban mu ne ma ku ñuy wax Gaston xaw billaahi wal kitaabi moom góor gi moo ma wax loolu ci laa dégg turu Gaston keroog it laa ko gëj a dégg ndax man moi je ne suis pas amateur de lutte waaw mbapat laa daan seetaan ba ma nekkee ca daara ja ñuy dem kër almata booba firdo yi ñoo daan def bu gerte ñoree ba ñu fay leen ba noppi ñu tëgg la mbapat maag ñoom Xalifa Mbay ñii ñuy dem di seetaane mbapat yi fa la yem waaw bi tax na kon nag dara boo koy interpréter da ngay am un peu de recul jàng baat yi
mais doo tëb tëb rekk di wax noonu ci kese kese parce que qui se sent mauvais se mouche waaw waaw ba tax na kon nag man ku ma xam ni lu may dencal nit amul ndax maa toog ak Serigne Cheikh Ahmed Tijani ni ko bu yàlla tegoon wilaayaat yépp fii teg xol bu rafet fii ma bàyyi fa wilaaya ga dem jël xol bu rafet moo ma gënal waaw waaw nit nag mënuloo bëgg rafet xol ba noppi di amalati kenn lu ñaaw kooku c'est pas possible waaw dafa tolloon nag lu ne wax naa ko ci gàmmu gi ñaari baat yooyu c'est très important waaw li ñu dox li ñu war a dox ki ko war a dox fekk moo ko war a dox te mën na koo dox ndax bu ko mënee dox te waru koo dox du sotti bu ko waree dox it te mënu koo dox du sotti il faut mu boole ñaar yëpp war koo dox mën koo dox et puis c'est tout bu tax na kon nag di choisir nit ñi ngay yabal ak ñi ngay sant dafay nekk lu am solo waaw bu ko defee kon nag dañuy bëgg ci yu bare Sëriñ Bachir Abdul Xaadir keroog bi sunu wuy jur bi wuy jee boroomam sëñ Mouhamadul Mokhtar yal na yàlla yokk leeram yàlla sotti yërmandeem ci moom man ku ma admiré la ndax dafa modeste waaw dafa modeste moo tax bu ko nit ñi di tooj sax naan ko tiijaan bi ma ni mais am na loo xam ni ñi baax ñépp a ko bokk murid ak tiijaan ak xaadir ak laayi nag yépp ku ci baax rek am melokaan moom waaw moo tax ci gannaaw dama am suma benn wëllëre mu ne ma yow yàgg sa pap Serigne Mbaye Sy Mansour dafa am lu ngeen nuróole ma ni ko lu mel nan mu ne ma sincérité ak franc parler ma ni ko ñaar yooyu ñi dëggu ñëpp a ko bokk ku dëggu rek di nga sincère ku dëggu rek di nga am franc parler li ngay wax di dëgg seulement li ñu tudde ci feebaru wax yi nitu yàlla yi di ko tudd nee nañ bi ca jiitu mooy wax dëgg mooy jiitu ci feebaru wax yi walla loolu ñu ne loolu nu mu mën a nekk mooy ñu ni nga topp sa bopp nit ñi ay diw de moom faalewul kenn dëgg rek lay wax nee na nga topp loolu ci nit ñi te toute vérité n'est pas bonne à dire